salaamaaleykum mbokk yi xibaaru tàkkusaan si la si nar a gën a fës bokk na ci li ci nar a gën a fës ndiki tey ji njabootu ki nga xamante ne nag moom mooy Abdou Faye te mu ñàkk bakkanam foofee ca commissariat bu central ñu jàpp ne nag dafa daal di faat boppam maanaam dafa xaru loole njaboot ba mënuñ ko dégg ci nopp yooye ba tax rek ndiki tey ji janoog nañ waaye taskatu xibaar yi sàkku ci nguurub Sénégal mu daal di leen a gindi ci ana naka la de seen doom boogee ñàkkee bakkanam ci biir commissariat central loole dinañ ci ñëw ci yaatalu xibaar yi noonu itam coordinateur bu plateforme FRAPP France Dégage moo ngi sàkku itam ñu bàyyi tegg loxo gi nga xamante ne daal dinañ ko def kile di kilifa foofee ginnaaw bu muy daal di am ab doxu ñaxtu foofee ca diwaanu Kaolack dinañ ci ñëw ci yaatalu xibaar yi mun ngeen ci àddu ci njeexitalu xibaar yi lay doon ci wàllu wax sa xalaat tournée économique bi nga xamante ne njiitu réew mi moo ko def foofee ca bët gànnaaru réew mi dina door ay liggéey yu bëri rawatina hôpital bu Ourossogui fas yéene ca def lu toll ci ñaar fukk ak ñaar ci ay milliards ak yeneen i liggéey ya nga xamante ne bokk na ci dem beeg dikk bi loolee dinañ ci ñëw ci yaatalu xibaar yi addu itam ci coowal mbas mi ak it taxawaay gi nga xamante ne war nañ ko am loole ci njeexitalu xibaar yi lay doon addu itam ci lu jëm ci wàllu wàccaayu nawet bi loolu ponk wax sa xalaat lay doon ci 88 628 98 98 biti réew 33 841 22 33 Pape Abdoulaye Dieye moo féete ci xarale. Birama Ndiaye. sant leen gërëm leen di leen tatagan ci teewlu bi ngeen di teewlu seen rajo Sud FM 98.5 ak mboolem suñu bànqaas suñu lëkkaloo xibaar yi ñu doore ko ni leen ko waxee ci coowal Abdou Faye boobee nga xamante ne dafa ñàkk bakkanam ci commissariat central bu Ndakaaru loolee rado daal dina ci yéeya bi jàpp ne nag bu fekkente ne xaru bi dañ ko daal di dëggal loolee doon na la nga xamante ne nag day yokk li mu nit ñi daal di faatu ci biir kaso yi rawatina ci biir commissariat bu police yi te loolee nag day doon la nga xamante ne duñu joxuñ baaraamu tuuma kenn ku dul kilifa ya nga xamante ne ñoom ñoo ŋànk lu jëm ci wàllu police noonee la ko daal di xamle rajo yi itam sàkku na ne nag bu fekkente ne kile di Abdou Faye foofee la daal di ñàkkee bakkanam ci wàllu détention war naa tax nu mu gën a gaawee procureur de la république daal di ci ubbi enquête ba daal di gindi askan wi ana kooke di Abdou Faye naka la faatu ak itam faatum googe nan la daal di amee foofee ci bërëb boobe bu ko defee itam lépp la nga xamante ne yoon moo ko daal di santaane ci fànn boobule ñu daal di ko amal nu mu waree noonee la ko kii la di rado daal di xamle di fàttali itam nguurub Sénégal rawatina kilifa yi ko daal di ŋànk seen taxawaay mooy que rek ñu daal di fexe aar sàmm askan wi rawatina fonk lépp lu jëm ci seen wàllub ak yeleef noone la ko daal di xamle ci benn communiqué bi nga xamante ne jot nañu ko yott faatu ko Abdou Faye foofee ca commissariat central njabootam ànduñ ci benn yoon ne Abdou Faye dafa daal di xaru ndaxte nag ñoom daal di nañ gis ne am na ay gaañu yu ñu daal di nemmeeku ci boppam dem si yàlla boobee ba tax rek ñu jàpp ne nag loolee loxoy nit moom moo ci daal di tàbbi ba tax ñoom itam jàpp nañ ne nag faw nguurub Sénégal daal di fexe gindi leen ci loolee ndax nag duñu nangu benn yoon seen doom ñu daal di ko faat ñuy tafantaloo ne dafa daal di xaru ni ki tey ji la ñu janag way taskatu xibaar yi Babacar Samb ndax moom mee di Abdou Faye dafa daal di xaru njabootam di dàq li ni mel Pape Ali Faye moo di waajuram bu góor. xamuñ ci lan la dee mu metti ñu lool waaw ñu teg ci itam di ko tuumaal naan dafa xaru te ñun loolu mu wax dëgg yàlla doyuñu. coordonnateur bu FRAPP Guy Marius Sagna di xamle itam ni xel mënul nangu li ni mel. dugg nañ ay yoon ki yoon commissariat central xam nañ ne du 6 heures du matin la ndekki bi di ñëw donc ça veut dire que heure bi nga xam ne Fallou Faye indi na ndekki bi mbir mi amoon na ba pare parce que nag bu fekkee après la am ça veut dire que bu yóbboo ñu tas police sénégalaise jéem a tabaxaat beneen police parce que ce serait extrêmement grave. turandoo Abdou Faye nee na xool na corps bi. nee na lim ci ràññee woon mooy benn am na ay góom ci bopp bi. moom mee di activiste bi teg ci di ñaawlu violence yi nga xamante ni takk der yi ñu ngi koy daal di faral di teg ci askan wi di dànkaafu nguurub Sénégal te di xamle ni ñàkkum yoon bi ñu daal di nemmeeku ci li ni mel dafa waral dakk di Marius Sagna. ku woon ne Sénégal jafe na nga toog ay bés maanaam semaine jafe na nga toog weer te déggoo ne diw gendarme moo ko faat diw policier moo ko faat diw douanier moo ko faat bu ngeen defulee justice bu ngeen defulee vérité bu ngeen waxulee dëgg bu mbir mi demulee tribunal dafa mel ni vous donnez à ces gens-là un permis de tuer vous les encouragez à assassiner des citoyens sénégalais. Abdou Faye di soogam jafe-jafe ak yoon dem ba daal di si ñàkk bakkanam njabootam di si sàkku lu dul leeraange. ñu bëgg a jël mbir yëpp jébbal ko yoon
bu ko defee moom ci boppam mu def ci ay déclaration yoo xamante ne ñun suñ bopp dinañu xam ne lii kat fi mbir mi féetee. plateforme bile di FRAPP fas yéene leen gunge ci wàllu wile. Babacar Samb coordinateur plateforme FRAPP boobee sax daal dina porox ndoolu ci boobee ndaje di sàkku ñu bàyyi kile di kilifa ginnaaw bi nga xamante ne nag daal nañ koo teg loxo ci benn doxu ñaxtu gu ñu daal di woon tere foofee ca Kaolack Guy Marius Sagna ñu teewlu ko. dama bëgg lancer un appel ici très fort nañu bàyyi doomu jàmbur naka la ñu mënee jàpp kilifa bu Y'en a marre ñu jàpp ko avec 30 autres personnes ci guddi bi ñu libéré ñëpp moom. ñu téye ko encore ci commissariat police bu Kaolack te kilifa déposé wul lettre d'information ay prestataires de la Sénélec ñooy xeex depuis des années pour am ay contrat ak Sénélec nous demandons la libération de kilifa xam nañ nag ne kilifa dérange waaw kilifa dérange parce que nag Dougar mu dem fa Nianing mu dem fa Ziguinchor mu dem fa Kaolack mu dem fa coowal suuf mu dem fa coowal liggéeykat mu dem fa en réalité on essaie de casser un résistant un digne et brave et patriote résistant du nom de Kilifeu et ça nous ne l'accepterons pas. di kàddu yi Guy Marius Sagna kilifa bu Y'en a marre moomee nag ñu fàttali leen ne ni ki démb dina wala boog ni ki tey ci suba la war a janoog kile di procureur ngir rek ñu topp keneen nag dafa daal di xotti worma ka nga xamante ne moom mooy ndawal buur bu nekk ci liggéeyam fexe itam daal di andi ñol ci li ñëpp daal di bokk di trouble à l'ordre public daal di bokk itam ci manifestation ba nga xamante ne yoon da kaa daal di tere boole ci daal di fippu ginnaaw bi nga xamante ne daal di nañ ko ne jaaral file noone lañ ko daal di xamle ginnaaw buñ ko daal di tege loxo ci benn doxu ñaxtu lii leen di prestataire yu nekk ca Sénélec doon amal ni ki démb ci ñu daal di leen ko woon tere Mamadou Camara. ginnaaw ba nga xamee ne ci àllarba bi démb jàmmaarloo bi métti woon na lool ci diggante takk der yi ak ñi nga xam ne ñoom ñoo dippee seen bopp kuréel bi boot liggéeykat yi yëngu ci wàllub courant loolu taxoon na nag alkaati yi nekk ci commissariat d'arrondissement bu Ndorong ak ñi nekk ci commissariat central bu Kaolack dal di woon lëkkale seen doole pour janoog ñoom jàmmaarloo bi métti woon na lool ca booru Medina Baye alkaati yi daal di génne ay grenade lacrymogène pour tasaare ñi doon doxu ñaxtu ci biir ñooñu lu ëpp ñeent fukki ndaw jàppoon nañ leen ci àllarba bi ñu jot leen a bàyyi ci guddi kilifa rek lañ fa bàyyiwuloon mu fanaan fa alxamis bi nag moom danañ ko présenter procureur de la république ci tribunal bu Kaolack liñ koy toppee nag mooy dafa bokk ci doxu ñaxtu boo xam ne bi préfet joxewul ndigal te tamit dañoo troubler ordre public bi ak da doon yëkkati ay kàddu doon ko jokkalanteeg alkaati la ak tamit ak fippu ci kanamu alkaati rébellion àllarba bi tàngoon na jër fii ci Kaolack diggante ñi yore kaaraange gi ak ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci amical liggéeykat yi nekk ci wàllub électricité ba tax na sax grenade lacrymogène yi jolli woon na trop pour ñu tasaare leen ñooñu nag ñu ngi wéy di wax na daal ñoom dañoo bëgg ñu xool seen nekkin Sénélec muy ñoo xam ne ñi ñoom ñëpp ay prestataire lañ Kaolack Mamadou Camara Sud FM. Sud FM. juróom-ñeenti simili moo tegu ci juróomi waxtu ñu àddu ci tukkik économique bi nga xamante ne njiitu réew mi moo ngi ko fas yéene def foofee ca bët gànnaaru réew mi ci week-end bi ni ki ginnaaw ëllëg dina fa door liggéey yi nga xamante ne moo jëm ci wàllu hôpital moderne bu Ourossogui ñu fas yéene cee def lu toll ci $2 milliards ci suñu koppar daal di defaraat itam yoon bi dox diggante route nationale 2 ak itam loole bokk ci chantier yi nga xamante ne njiitu réew mi moom moo ko fa daal di sumb loole ñu dem ba foofee fekk fa Abdourahmane Diène dinañ ci ñëwaat élément bi nee nañ yembul dinañ ci ñëwaat ci suñu yeneen jotaayu xibaar nu mu gën a yaatoo ñu àddu ci coowal mbas mile ñaareelu fan ba nga xamante ne amut kenn ku ci ñàkk bakkanam loole lañ ko daal di xamle jàpp nañ ni itam lu toll ci juróom fukk ak ñeenti nit daal di nañ ko am bu bees ci junni ak ñetti téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñeenti test ya nga xamante ni jot nañ koo def ñeent fukk yi ak benn yi kenn ci ñoom ñëpp kan ci ñoom xamul fan la ko jële fanweeri ak benn yi nag ñëpp ci ndakaaru lañ ko daal di nemmeeku lim boobee nag tax na rek fi mu ne ni lu toll ci ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom doon ya nga xamante ne ñoo ngi ci loxoy kër docteur
docteur bokk na ci juróom-ñaar yi nga xamante ne seen wërgu-yaram daal dina sutante ba jéggi dayo ñàkk bi nag daal dinañ ko door fi mu ne nii itam yokk nañ lépp lu jëm ci fànn boobule ndaxte nag lu toll ci juróomi junni la ñu daal di ñàkk ci ay nit niki démb ci Sénégal wërngal kàpp noone njiitu réew mi itam la daal di xam ne niki démb ci lu jëm ci wàllub conseil des ministres ñu gën a taxaw lépp lu jëm ci wàllub ñaax askan wi fexe itam fàggu la nga xamante ne moo jëm ci feebar boobee daal di solub masque yi itam ci bërëb ya nga xamante ne nit ñi dañ fay daal di tase niki tey jii la ñu daal di door module bi nga xamante ne day tàggat ci wàllub feebar ya nga xamante ne jàpp nañ ne duñu wàllaate di maladie non transmissible ak itam facteur de risque loole bokk na ci curriculum bu base bu école élémentaire niki tey jii lañ ko daal di amale ci teewaayu Marie Rosalie Ndiaye. L'asthme, le diabète, le cancer, l'hypertension, drépanocytose. cours bi ñu amal ci feebar yu dëkki suñu duppee maladie non transmissible mooy mandargaal ndorteelu tàggat bi nga xam ne dañu koy def ci ndongo yi ci école bi ngir yee leen ci feebar yooyu nga xam ne dafay gën di lëmbe àdduna yee ci ndaw yi bokk na ci pexe yu gën a mag ngir muccal ci askan wi yépp bu ñu sukkandikoo ci docteur Babacar Gueye directeur de la lutte contre la maladie. ku ma tànk ginnaaw pour ñu investir ci xale yi tey mag ba nga xam ne fekk nga ko mu am ñeent fukki at wala juróom fukki at nga ne ko wàññil suukar wàññil xorom wàññil bàyyil tux loolu day indi jafe-jafe parce que tàmm na ko ba pare mais soo jëlee xale yi nga xam ne ñu ngi ci école élémentaire bi amaguñu fukki at nga teel leen jàngal naka la ñuy lekkee lekk bu sell nga teel leen xamal que ni cigarette ak alcool day indi feebar yi nga xam ne baaxul seen wér gu yaram nga teel leen jàngal que ni tàggat sa yaram dafay aar sa yaram dafa lay muccaloo ci feebar yooyu donc dafa am solo ñu jaarale ko ci école bi. bu ñu sukkandikoo ci ministre de l'éducation nationale Mamadou Talla école bi dafa am pàcc bu rëy ci li nga xam ne moo soxal coppite gi ñu namm ci askan wi woowee ko promotion des changements qualitatifs de comportement ba tax nag muy dalal xelu ministre de la santé di ko yëgal ne dinañu def seen kéem kattan ñoom waa ministère de l'éducation ngir jàpp ci xeex bi. Monsieur le ministre de la santé, je vous réitère. Monsieur le ministre maa ngi lay féddali taxaw ak jàppandalu agent ak bépp service centraux ak déconcentré bu njàng mekk njàngale mi ngir bile programme ñu mën koo doxal ci anam bu mucc ayib ndax li ni mel nekk na lu baax ci wér-gu-yaramu askan bi rawatina ñi nga xamante ni ñooy jàng ak ñi leen di jàngal. De la communauté éducative en particulier. bu ñu sukkandikoo ci organisation mondiale de la santé ñi lee di xale yeeg waxambaane yi dañuy gën di jànkonteek yi le feebar ñu duppee maladie non transmissible wala feebaru dërkis yi te lu ëpp ci faatu yi nga xam ne dañ ko ciy jëlee bokk na ci li koy yombal jëfin ak doxalin yoo xam ne dañu koy teel a nemmeeku ci nit ñi bu ñu nekkee ndaw te lu ni mel mën leen a lor. Marie Rosalie Ndiaye ci noone la ñuy àddu ci wàccaayu nawet gi. ci gis nañ ne itam lu dalee barki démb jàpp démb lu ëpp ci diiwaan yu nekk fii ci réew mi daal dinañu daloo seen taw yu njëkk rawatina foofee ca Koussanar nga xamante ne nag lañ fa doon xaar lu ko ëpp lañ fa daal di am ci wàllu pour taw yi ki ko xamle di ingénieur prévisionniste bile di Alpha Mamadou Malado Diallo ñu teewlu ko xam Seliman woon. depuis début semaine bi dañ gis ne que dafa am condition yi nga xamante ni dafa favorable pour mu am ay taw loolu mooy ñox cóola bu bëri bi nga xamante ni gis nañ ko si googu xaan yi nekk si bët saalum réew mi ak si penku réew mi suñu xoolee journée du 8 au 9 juin gis nañ ni que zone Tambacounda bi Koussanar moom moo enregistré taw yu gën a bëri moom am nañ fa 45,6 millimètres suñu demee tamit si zone sud ouest bi mooy zone bi de regroupé Ziguinchor Kolda foofu gis nañ ko tamit taw na bu baax goxaan yi nekk wetu Cobon foofu am nañ fa 25,9 millimètres suñu demee ba Enampor foofu am nañ 20 millimètres Vélingara foofu tamit nemmeeku nañ 17 millimètres wetu Kédougou foofu am nañ fa 11,5 millimètres zone Kaffrine bi foofu am nañ 3,7 millimètres Fatick ak Kaolack taw na 2,2 millimètres si Fatick ak 1,2 millimètres si Kaolack pour la journée du 9 ba 10 juin bi foofu tamit mujj na taw wante côté région de Linguère bi foofu la taw yi gën a bëri foofu am nañ gox bu ñuy tuddee Gassane am nañ fa 28,8 millimètres suñu demee tamit Nguéniène foofu nemmeeku nañ 16 millimètres Fatick ak Kaolack tamit mujj na taw mais du taw yu fort am nañ foofu 2,2 millimètres si Fatick ak 6,1 millimètres si Kaolack mais taw yi tamit aussi pays yi nekk suñu wet Mali ak Guinée foofu la taw yi di tàmmali léegi taw yooyu ñooy wàlli nag ñëw
suñu réew léegi taw yooyu suñu ñëwee fekk mu am conditions yi nga xamante ni mun na tax ñu persister taw yooyu nag dañuy mujj daanu si zone yooyu li ñuy xaar pour suba ginnaaw suba ba si week-end bi dañ gis nga taw yi tamit dinañ continuer di am si zone sud bi ak si zone sud est bi Ziguinchor dem Kolda continuer dem ba Kédougou si gox-goxaan yi nekk Tambacounda ak Bakel foofu yëpp mun nañ fa nemmeeku taw mun nañ wàlli si week-end bi intéressé surtout Kaffrine bi dina laal zone Fatick bi ak Kaolack foofu ñëw tamit ñu ngi fay nemmeeku taw à partir de suba te taw yooyu mun nañ continuer si week-end bi tamit si zone yooyu gox-goxaan yi nekk wetu Mbour ak Thiès ba Dakar foofu tamit niir yi tas yu jóge si Fatick bi ñoom mun nañ wàlli ñëw intéressé zone yooyu dafa ay taw yu yamamaay. ci wàllub tàggat yaram la ñuy àddu. handball ñaar fukkeel bi yoon ak ñeenteelu édition coupe d'Afrique féminine Lions yi nag fi mu ne nii ñoom ñoo war a laale ak waa Guinée ni ki aljuma gi la ñu daal di dëgmal derby boobee nag doon na la nga xamante ne war na laaj engagement yu bëri ñoom itam gaynde yi fi mu ne nii war nañu wala boog teew nañ ci bépp niveau ngir rek daal di fexe mun a fexe daan li leen di réew ma Guinée. ki ko xamle di entraîneur bu équipe nationale ñi nga xamante ne amuñu ñaar fukki at di Lamine Ndaw ñu teewlu ko di minki la affiche buy neex lay nekk ndax ci di match Sénégal Guinée li ngeen njëkk a xalaat mooy derby ñoom ñëpp a bokk gox muy Afrique de l'Ouest donc zone 2 en plus te tàmm nañ di tafe à chaque fois que ñu tafe match yu métti lay nekk même si Sénégal moo ko tout niveau parce que Sénégal bu leen fàtte ne dem na 2 finales donc dem na coupe du monde donc participé na aussi à pas mal de compétitions donc ñoo ëpp expérience Guinée mais quand même derby lay nekk rek moo tax match buy xaw a métti lay nekk tout en sachant que Guinée aussi cette année dañ def recrutement bu baax ils ont renforcé l'équipe en qualité et Sénégal aussi même chose donc match bu neex la ñuy jubli suba mais quand même xale yi jigéen Sénégal yi li ñu wane démb face à Madagascar ci organisation en défense et en attaque et en respectant bien l'adversaire te doo bàyyi dara da ngay dem ba jeex am naa yaakaar ne incha allah bu ñu continuer ci dynamique boobu dinañ mën gagner Guinée. ñu àddu itam ci wàllub athlétisme fédération sénégalaise bu koy daal di yëngu ci fànn boobu itam moo ngi waajal lépp lu jëm ci wàllub jongante championnat régionaux yi ni ki week-end gi la ñu daal di dëgmal lu toll ci ñaari téeméer ak juróom-ñett fukki athlète ñoo ngi leen di xaar ci stade Léopold Sédar Senghor loolee nag dafa dugg ci wàllub wàccaayu organisation po bi ñu fas yéene amal ndaw yi ni ki atum 2026 ci le Jean Gomis moo nekk secrétaire général bu fédération boobee ñu teewlu ko Odé Minki la. waaw championnat national yi nag samedi ak dimanche bi loolu koy organiser pour ñu ndaw yi mooy ñi nga xam ne 15 ans la ñu am fukki at ak juróom jëm suuf ñi ci des yëpp ñoom ay catégorie yu mag la. région bu nekk dina am ñaar fukki athlète xale yu ndaw góor ay xale yu ndaw yu jigéen ñu ñëw fii ñu def suñu compétition bi nag championnat am na solo parce que ñun ñooy organiser Jeux olympiques de la jeunesse en 2026 léegi nag suñu direction technique nag dina xool bu baax ndaw yi di daw di tëb di sànni samedi bi di ñëw ak dimanche bi pour que ñu mun xam déjà ñan ñooy athlètes yi nga xam ne mën nañ leen suivre pour 2026 parce que bu ñu àggee 2026 mu bañ a nekk organisation rek mais mu am tamit ay résultats yu baax loolu la tax suñu compétition bi am solo samedi ak dimanche jeunes athlètes yi nga xam ne amaguñu 16 ans ñoom ñooy nekk ci compétition bi région bu nekk am na ñaar fukki athlètes yu ñëw muy 14 régions yëpp nañ fi nekk ñu xool leen bu baax vendredi la ñu ñëw def compétition samedi dimanche lundi ñëpp ñi bi jënd nañu disposition yëpp sur le plan technique matériel héberger leen am fu ñu fanaan lekk bu baax am benn cap médical di leen lépp la ñu prévoir pour gune yi. Sud FM ganu bés bi. di professeur Meissa Babou xam-xamam màcc ci wàllu koom muy jàngale ca FASEG moom nag moo ngi àddu ci gannaaw ya nga xamante ne njiitu réew mi daal dina yëkki kàddu ni ki démb ngir rek ñu daal di fexe taxaw lépp lu jëm ci wàllu yokkuteeb njëg yi ñu daal di ko fexe taxaw fexe itam ba dara du yokk ci mim réew moom nag jàpp na ne ci booba jamono loole di ko waral nag du lenn lu dul nguurub Sénégal mi nga xamante ne moom moo daal di taxawee li ni mel ba tax yëpp daal di yokku Meissa Babou ñu teewlu ko Xabsa Eliman woon. professeur Meissa Babou Sud FM mi ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax. yow jàngalekat nga ci FASEG sa xel màcc jëm ci wàllu koom ci conseil des ministres démb daal njiitu réew mi ngi soññ ñëpp ñi nga xam ne ñoo laale ci wàll wi daal ñu fexe ba njëgu ñi nga xam ne mooy li way jëfandiku yi di jëfandikoo daal ñu fexe ba njëg li daal tegu ci yoon. nan lañ war a def nag ba jooyanti mbir yi. non lu mënul nekk jooyante bi moom mënul ne
parce que fekkante ne yow da ngaa dige te dige ñoom su banque mondiale ko dige moom par force la amul dige bor la yooyu déedéet par force nga koy def la ñu dige mooy su Sénégal soxlaa xaalis comme bërki dem dañuy ànd ak moom ba ci benn place ba ci benn marché ba ci benn banque ñu ne leen kii Sénégal la maa koy indi daanaka sax maay def garantie bi lebal leen ko su ko defee ñooñu lebal la ndax da ngaa am kat kuñ la rusee wala koo xam ne joxe na garantie mais kooku bu fekkente ne xool na ne yéen li ngay leb nar naa indi ay problème doo ko mën a fay ndax xool amoo lenn lu ay impôt te impôt yi dafa daanu surtout ci premier trimestre bi nii li ñu xalaatoon ne dañ koy am amuñu ko mais loolu suñu demee ba nga xam nañ ne affaire baa ngi bëgg a cóol nag ndax su cóolee bori jàmbur yi ci biti réew doo ko fay mais banque mondiale lu mu la wax da nga koy def de danaan la par force nam defoon Abdou Diouf rek su amoon tey lu Sénégal am di ko jaay ndax jaayoon nañ chemin de fer jaay ndox mi jaay diwlin ga lépp lañ jaayoon ba ci téléphone bi tey jii Sénégal day mel ni foofu lay waaj a toll bu fekkente ne amuloo lenn loo xam ne nii dañ koy dindi ci yow subvention yi dañ koy dindi gis nga courant bi dafa xëy cher ndox bi dafa xëy cher lépp lu gouvernement doon dimbale askan dañ koy dindi suñ ko dindee ba pare nag comme que alal ji matut ñu ne nag léegi kon nag yokkaatal njëg gi banque mondiale noonu lay doxee muy Sénégal muy feneen dëkk boo xam ne nii dem nga ba da ngaa sa leb bari te mu wóor ko ne suñ taxawul ñoom dootoo mën a fay dañuy taxaw xool nag sa réew la fa ne luñ mën a jaay ñu jaay ko wala su amut luñ mën a jaay ñu ne la kon li ngay am ni muy yokkoo mooy yokkal say njëg yokk say taxe yokk say impôt comme que amoo alalu pétrole amoo alalu jamaa amoo alalu leneen kon foofu lañ toll kon amul benn lay bu ñu mën a jox lu dul lañ leen daan wax naan leen def leen ndànk parce que tamit lépp dafa am foo xam ne su fa tollee dalay sonal loolu moom nit ak état ak entreprise ci yam ñëpp a ci yam bët du yanu mais xam na lu bopp attan te ñoom liñ dugg moo diis lool loolu moo leen jàpp. kon politique bi nga xam ne moom la njiitu réew mi am mëbëtam daal fexe daal ba mu nekk social maanaam daal gën a jege askan wi ndax loolu lee du lajj wala boog na la ñuy def daal ba jooyante lajj na pare joyante bi mënul nekk xam nga situation nag du kenn du ko lijjanti ci weer kenn du ko lijjanti ci ñaari weer dañoo toll ci situation boo xam ne war nañu àddina bépp nañ ne baal leen ñu suñ bor yi africains yi sax dañoo bañ dañ ne lii du xawma nu ñu koy waxee du personnalité du voilà daf ñuy tuutal ñun mënuñoo leb ba pare wëlbatiku di yuuxu naan baal leen foofu lañ toll comme que nag baal leen ma ba samay bor doxut léegi li fi sës banque mondiale ne leen kon nag léegi li fi sës mooy il faut ngeen créer xaalis nag weesuwul Sénégal comme que amul dul ay impôt ñu ne kon yokku leen njëg yi lii rek la moo tax man la c'est une situation boo xam ne duñu ci gaaw a génn ndax li ñu ci doon génn mooy ñu yaakaar alal feneen fu dul ab leb nag waaw fu dul ab leb te foofu la fan lañ koy jëlee te loolu tamit du alalu weer du alalu ñaari weer fi mu ne nii ay ati at la ñu war a topp di fay loolu fii ak fukki at sax situation bi mën na gën a pire. suñ demee ñu bokk si jeexital yi xam nañ ne góorgóorlu sonn nañu lool loof nañu sax mën nañu wax ndax mbas mi njëg yi nii ñëw yokk ci bu baax a baax lan moo doon jeexital bi. waa xam nga logique scientifique bi ma mën a wax mooy foo fekk koom bu tëddee nii ñuy yokk nit ñi di sonn pauvre yi di gën a bari da ngay xëy rek benn manifestation éclaté ndax économie bi su sooxee immédiatement nit ñi dañuy sooxee su nit ñi sooxee dañuy ñaxtu. suñ ñaxtoo manifestation loolu mën a indi la cay topp ñetteel ba mooy crise politique waaw loolu réew yëpp en général soo gisee gilets jaunes France yi xaw nañoo tas France tey Macron nga ne crise politique bu méttee la nekk mais loolu kon day loo xam ne jeexital bi ci askan bi mooy am na loo xam ne ni ñoom soo leen defalee pont wala nga defal leen benn tali mais ñoom amuñu lu ñu lekk amuñu lu ñu naan loolu mën na indi ay jiixi jaaxa ci xel yi te su boobaa mën na déboucher ci ay manifestation Sud FM mi ngi lay sant di la gërëm professeur Meissa Ba bu ma fàttali ni sa xel daa màcc jëm ci wàllu koom-koom te ci FASEG ngay jàngale ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru. jërëjëf c'est bon.